al ibaadatu wal xidma di jaamu yàlla ak liggéeyal lislaam. du Moustapha Dieng ci président Maou Rahmati Serigne Mountakha Mbacké xalifa général des mourides yàlla yokk fanam ak kàttanam ak wér-gu-yaram moo ma woo ci 18 juillet 2018 wax ma ne ma daf ma bëgg a dénk liggéey bii nga xam ne moom lañ def ci Maou Rahmati ma am ca mbégte lool mu rëy rëy ndaxte daf ma bett maa jàppoon ne loolu sax mérité ma ko waaye mu woo ma ne ma ñëwal nu ànd liggéeyal seen Touba ci laa dal di tàmbali mu boole maag ku ñuy wax seen Moustapha Moussa mu nekkoon ca équipe ba fi nekkoon ak si Abdou Khader Mbacké moom it mu ànd ak ñoo ànd yi liggéey ba loolu amee ma dem ca siège Maou Rahmati fekk fa administrateur ba nuyoo moom saafonteeg moom ne ko kat man sëñ bi dénk na ma liggéey bi waaye comme ñëw naa dama bëgg ànd ak yéen ñi fi nekk comme ñëpp ay taalibe lañ ñu ànd liggéeyal Sëñ Tuubaa moom it wax kàddu yu rafet tàmbul liggéey ñeenti fan wala juróom ñu woo responsable yi nekk ca Maou Rahmati moom it ma wax leen loolu ñoom it am ko jël ci ñoom kàddu wax loolu nu ànd liggéey. xam nga bi muy ñëw daanaka màggal gi ñetti weer moo ci desoon wala ñetti weer ak genn wàll booba commencé nañ préparation yi ñëpp ñu nekk ci di dem ci réunion yi Njaaréem ak Dakar ak Touba yëpp ma xam ne boobaa ñëpp ñu ànd ko maag administrateur bi ak ñi fi nekkoon ñuy liggéey di liggéey ba yàlla dogal ñu génn dem ba yegg ci màggal gi génn ci màggal waaye nag loolu ñu doon liggéey yëpp nag teewut maa ngi doon observé maa ngi doon xool nay Maou Rahmati di doxe maa ngi ko doon xool di ko noté ci sama niveau moo tax bi ñu ci yeggee it ma jàpp ne fii du ma ne li fi nekkoon baaxut wax di sëñ Cheikh Mbacké Aliou ma fa nekkoon liggéey na fa liggéey bu rëy a rëy ñëpp gis ko waaye liggéey boo gis moom it am na mees na ko jéem a seet noo xam ne pour améliorer ko gën koo baaxal man loolu dong moo ma yëkkati ma xool ne man Touba laa nekk am naa fi ay bureau bu ma xëyee dama fay dem maag liggéey fa di fa recevoir ay nit bu réunion amee Mbacké wala fenn ma dem wala ma am ku ma yebal donc fi laa nekk loolu nag bu ko amee daanaka poste administrateur koo xam day nekk sama diggante ak responsable yi pour man jëru ko léegi man bu ma soxlaa ka yor finance mën naa ko woo ne ko defal lii ma soxlaa ko yor affaire plomberie mën naa ko woo ne ko yor lii ma soxlaa ko yor affaire réseau mën naa ko woo ne ko defal lii ña yor branchement yi boobu man forme d'organisation moo ma gën a convenir ndax daf may permettre bu ma joxee instruction ma mën koo contrôler ma xam ne kii laa ko jox bu demandé nan la ko liggéeyee wala waxtu ma ko waxoon liggéey ko ci bu jotee ma mën koo wax directement boobu formule man moo ma gën a adapté man waaye du loo xam ne personne Malick Bayane la wala kenn mais man maa jàpp ne forme d'organisation bi moo ma gën a convenir ci sur le plan administratif nan lay doxee. deuxième point bi ma bëggoon a indi ay changement it mooy affaire yi finance yi bi ma ñëwee comptabilité bi maa fekk mu centré ko mu nekk autour d'une personne koo xam ne ñi yor les différentes caisses caisses yi ñuy yor donc buñ paree dañ koy jox ki nga xam ne mooy comptable coordonnateur bi moom ci moom lañu centralisé wu mooy centralisé recettes yi mooy def dépenses yi loolu laa fekk pendant 3 mois bi ma gisee it ma xam ne système boobu moom généralement en comptabilité dañuy séparer caisse des recettes ak caisse des dépenses kooku ma ne leen nag lii moom dama ko bëgg a dindi mu am système boo xam ne moo gën a yaatu ma bëgg comptabilité boobu daanaka doon tourné autour d'une 2 personnes am na coordonnateur adjoint man li ma bëgg bi yoon li ma bëgg mu nekk 4 personnes wala 5 nga xam ne day am différent kii yooyu ba pare mu am système procédure yoo xam ne day séparé wu loolu laa bëgg pour ñu yaxanal la fay dugg waaw pour yaxanal la fay dugg du am gaspillage dara du am évasion loolu laa bëgg boo xam ni Maou Rahmati bi mën a jëm ci kanam parce que li ma fi constaté mooy lii nga xam ne moom la ñuy jaay ci ndox yi ak li ñuy def ci affaire branchement yi ndox yi mooy fût yi mooy bidon yi mooy sachet yi loolu lépp day dugg ci dépense yi électricité yeeg dépense courante kii bi bu weer dee dañuy obligé jël ab chèque
dem ca banque ba émettre fa pour li ñuy jox nit ñi jox leen ko ci. loolu nag bu ko defee bu yàggee daanaka nag day dem ba doy waar ndaxte bu li gënoon mooy ñu góorgóorlu ba liñ fiy génne ci yooyu ñuy def exploitation bi war a mën a génne li ñuy jox nit ñi fii ci kër gi. waaye bu fekkee day dugg ci ay charges yu bëree bëri ba pare ñu dem na jël ab chèque dem di jël ca banque ba lañ fa la nga xam ne mooy contribution yi taalibe yeeg ak sëriñ seeg dañuy def pour mu war a dugg ci ndox mi loolu pour man dañu cee war a jënd ay tuyau wala bu ñu ko dajalee bu yàggee ñu def ab forage waaye mën ñu koo dajale ay taalibe di ko joxe ak i sëriñ ba pare ñu ko jox aw nit man loolu ban conception boobu man bëgguma ko ma soñoon daal la fa nit ñi joxe muy ca contribution yi sañ mën taxaa ñoom ak kilifa yëpp dañuy toog ba mu yàgg ñu génne dara joxe taalibe yi ñi ne fii ci dëkk bi waa diaspora jaayante yi kenn ku ne la mu tollool loolu nag bu ñu ko joxee ndoxum sëñ Tuubaa mi waxee suñu taxaw daf ñu wax fu ñu toll nañ yaatal maa jàppoon ne loolu prix destination moo war a nekk ay investissement yoo xam dafa jëm ci ay tuyaux wala ñu dem ba mën a dayale ba mën a def suñu forage waaye loolu mënuma concevoir nag ñu di ko jël di ko fay aw nit ñoo xam ni am na fa ñu fay liggéey mais am ñoo xam daanaka amuñu fa njëriñ man li ma bëgg ñu gën koo réorganiser mooy fii ci kër gi laa bëgg ñu gën koo sécuriser ko mooy gën ko procédure yi gën a leer lay dugg na fii lay génn te it bu génn it mu génn ci loo xam ni dafay avancer loo kii bi waaw ñu def ay dépenses yoo xam ne vraiment dépenses yoo xam ne day dem ci fonctionnement wu Maou Rahmati waaw néewuma waxuma kenn nag accusé wu ma kenn waaye damaa bëgg man lu leer lu gën a procédure yu gën a leer loolu rek laa wax ne waaw man la weesu ba man li ma compté mooy à partir du mois d'août bu ma fi ñëwee laa wax mais la ma jiitu xooluma ca dara waaw lii sax fii même mois d'août bi ba ak septembre octobre newoon naa waaye damaa bàyyi administrateur bi muy gérer waaye nag constaté naa ba gis la ma gis loolu moom bëgg naa koo réorganiser moom ñett signature la moo fi am léegi man ak sëñ Abdou Khader Mbacké ak sëñ Mouhamadou Moustapha Moussa loolu moom buñ fay génn bu may signature yu am foofu moom amul problème man kay à l'interne bi laa wax fii foofu moom amul benn problème moom boobu chèque bu ko amut mënu faa génn moom poste bi supprimé naa ko la suite nag danañ ko gis balaa yàgg waaw li gën a urgent mooy lii mooy rek suppression poste bi pour que man ma nekk en première ligne comme ni ma ko waxoon pour mën a rek contrôler joxe instruction di ko contrôler son bopp loolu mooy lu urgent li ak tam réorganiser finance yi li reste nag moom li des moom ci buñ doxee lay seet li yeneen sur le plan technique ak nangam na lu war a def yëpp ngi ci maa ngi gën a réaffirmer sama engagement ak def lu ma mën li ma sama xel may ak sama kattan pour mission bi ma si Muntaxa dénk mu réussir ko maa ngi ñi ma ko àndal nag yaatu na jàpp naa ña ma bokkal bureau bi ñoom ñooñu comité directeur bi nga xam ne gën naa yaatu comité directeur bi ñoom sëñ Modou Lo Ngaabu ci la bokk sëñ Bass Abdou Khoudous ci la bokk ñoom sëñ Cheikh Anta Mbacké Darou Salaam ci la bokk sëñ Assane Fall bu porte-parole Baye Fall ci la bokk sëñ Modou Mahfous Mbacké ci la bokk sëñ Cheikh Aliou mi fi nekkoon ci la bokk ak sëñ Cheikh Thioro Mbacké ci la bokk sëñ Moussa Lakaram ci la bokk ñooñu ñooy comité directeur bi ñooñu ñëpp lay àndal liggéey ak bu weesoo ak ñëpp rek parce que jàppaan liggéey bi murid yëpp ñoo ko bokk ñëpp laa tàllal loxo fii ñu nekk fii ci biir réew mi ak ñu nekk diaspora bi maa ngi profité di gërëm ñëpp ñi nga xam ñu ngi ci dugal ak soxna yi mel ñoom soxna Astu Mbàkke sëñ Abdou Borom Dër bi ñoom soxna Gàdd Buso ñoom soxna Astu Ceerno mënumaa lim ñëpp waaye njabootu sëñ